salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan fi à travers Yoff Mbollo TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar ci àjjuma ji di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen ànd ak seen télévision locale comme niñ ko doon defee saa su ne rek à chaque fois dañuy jéem di indi ay programme yu leen di bégal comme ni ngeen ma gisee nii bés bu tedd bi macha allah ma toog ak ki nga xamante ne mooy imam Ibrahima Bass mu bokk ci association bi ñu naan Jami. ñu fas yéene am ak moom waxtaan lépp lu jëm ci association bi lu leen umpale rek incha allah dinañ ñu ci indi ay leeral dinañ ñëw tamit ci semaine culturelle bi ñuy amal ñoom jeunes associés yi musulmans de Yoff yi ñu dugg tamit ci kan mooy imam Bass ci ñi nga xamante ne nii xamuñu ko imam maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog téléspectateur yi. aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooloo yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ci seen télévision Yoff Mbollo TV di nuyu képp koo xamante ne yaa ñu seetaan ci écran bi waaye itam di nuyu borom télé bi ak képp ko fiy liggéeyee di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu ki nga xamante ni moo ñu dalal di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala émission bi nu mu ko bëggee yàlla na ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim ci génn ci alhamdulilahi rabil alamin incha allahu rabbi maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp si aljuma gi. amiin imam ci tënk bu gàtt imam Bass ndax mën nga ñu wax kan mooy imam Bass ak jaar-jaar. waaw imam Bass wala oustaz Ibrahima Bass sama tur dëgg-dëgg mooy Ibrahima Bass maa ngi dëkk Yoff Mbengeen sama yaay Adja Binta Samb. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaara di nuyu waa kër gi yëpp fa tabarakallahu bàyyi wuñ kenn yàlla nag dogal na ne jaar naa fi ñëpp war a jaar ci jàng buñ ne jàng mooy commencé woon naa jàng français maa ngi jàngee école bu ñuy wax français Tafsir Ñaaw Fay ci Rufisque fa laa amee certificat ba ma fa bàyyeekoo nag ñëw ci école Cheikh Seydil Hadji Malick Sy ci Yoff alhamdulilahi rabbil alamin fa laa defee primaire defee fa secondaire defee fa lépp mën nañu wax ne tey sama jàng mi yëpp maa ngi ko defee école alxaaji Malick Sy Yoff fa laa amee certificat arabe fa laa amee BFM arabe fa laa amee tam bagu arabe yàlla dogal tam ma jàngale fa ñaari at doog fee génn 2003 ma génn fi dem dëkk bu ñuy wax Soudan nag université bu ñuy wax University of Africa jaamiati ifriqiya al alamiya nga xamante ni africain yi nekk ci àdduna bi yëpp boo demee leen fekk ci université boobu fa laa amee sama maîtrise ci wàllu yar mooy éducation ma ñibbisi 2012 laa ñibbisi maa ngi fa demoon 2003 ñibbisi 2012 ba mu ñibbisee 2012 nag def concours école normale supérieure tey fa laa génnee actuellement maa ngi professeur la ci benn lycée bu nekk Kolda bu ñu wax lycée Ñanaaw fa lay servir nekk professeur arabe alhamdulilah rabbil alamin bokk naa nag ci association bi ñuy wax jeunes associés musulmans de Yoff ñu gën koo xam ci Jami waaye itam bokkaat ci association des imams et oulémas de Yoff bokk ci bureau bi maa ngi ciy nuyu bu baax a baax al imam Moustapha Samb moom mi nga xamante ne mooy président imam yi waaye du nuyu bu baax a baax ñu ñëpp suñu kilifa imam Mouhamad Ndoy imam ratib ñu ngi koy nuyu bu baax a baax kon macha allah ci gàttal daal actuellement professeur laa ci benn lycée. incha allah. d'accord ci gàttal maanaam imam wax nañu kan mooy boppam ak jaar-jaaram ñu dugg ci li nga xamante ne tey moo ñu fi tax a toog muy Jami nekk jeune associé musulman de Yoff. pourquoi Jami. waaw loolu question bu am solo la ndaxte bépp tur bu am rek dafa am lu tax bu nit sax boo koy tuddee sa doom am na lu tax nga koy tuddee booy tuddee école tam tur am na loo tax ngay tuddee tur bi école boobu ndax ci yaakaar ci waaye association bii nga xamante ne tey moom la ñuy wax Jami tur bi sax dañ ko changé waat ci diggante bi mais tur bu njëkk bi mu ne woon jamiyatu shabab al mutamassikina bi kitaabillahi wa bi sunnati nabii muhammad salaa sallam mooy mboolem jeunes yi nga xamante ni dañoo ngoy ci téere yàlla bi
mooy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye ba ñu demee ba nga xamante ne Jami mi ngi màgg parce que ñu ngi ko créé woon en 1995 yàlla dogal nag bu ñu ko créé ma njëkk a nekk président bi 1995 daanaka ba jëm 2000 ba keroog ma fiy jógee. loolu nag ba mu amee ñu war a jamono di dox ñu war a am ay carte membre war a am ay t-shirt ñu gis ne tour bi dafa gudd ñu léegi dañ ko jéem a abrégé loolu moo tax ñu def jeune associé musulman de Yoff. ñu jël mu di Jami bu ko defee mu mën a am logo mën a xaj ci t-shirt yi mën a xaj ci carte yi waaye lan moo tax Jami mooy ñun ñëpp yàlla dafa dogal ñu si ëpp bokk ñu ngi génnee école Cheikh Seydil Hadji Malick Sy mais ba ñu demee ñun ñëpp di jàng ñu toog ba si yàgg am ñoo xamante ne ñoo ñu féete woon mag tuuti 1 an 2 ans ñu mën cee cité ku ñu wax oustaz Ilimane Nia ak ñoom oustaz Baylay ñoom oustaz Abdou Salam ñoom Abdou Aziz Diène ñoom imam Thierno Mbeng commissaire ñu toog ne waa ñun dañuy dem ak ñëw di jàngi bu ñu bëggee suñ xam-xam bi mën a des ay génération mën ko fekkee nañ créer benn association bu ko defee amal ay tour bu ko defee loolu moo indi Jami ñu sos ko en 1995 bañ ko sosee nag amul président amul dara kenn jiitewu ko ñun bañ demee ba ci dugg ci ñu toog ba si yàgg ne léegi war nañ ko utal président muy Amir yàlla dogal ma jiitu ko jamono yooyu ñuy dem ba mu gën a dox macha allah ay góor ak jigéen ñëpp a ngi ci biir kon daal bañoon xam-xam bi naax saay banoon mbooloo mi tas ñu dañ ko créé tey ñooñu ba tey ñu ngi fi kon loolu moo indi Jami tey boo ko doon naturel day nekk 24 ans 24 ans mais existé fii ci Yoff alhamdulilah di góor ak i jigéen. mais instant bi nii bu ñu la doon laaj nan ngeen fi def comme en terme de réalisation. waaw lu ñu fi def ci réalisation tey bari na newul loo xam ne peut-être lu ñuy laal la mel ne tabax boo xam ne dañ ko fi tabax wala lu ñu mën a jëmmal la waaye ñu ngi def ay tour yoo xam ne chaque samedi Tongoor ba Laayeen dañ fiy aye kon ñu ngi si profité tam di nuyuwaale fu ñu nekk nii suñ njaboot maam Limaamu ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu xalifa bi parce que tey ñu ngi seen pegg war nañ leen ziyaar war nañ leen nuyu al imam Muxtaar ak mbooleem ñi nga xamante ne daal ñooy ay njabootam fa tabarakallahu di ñaanal xalifa bi yàlla na yàlla guddal fanam wéral ay cëram bu ko defee nee naa la Tongoor ba Laayeen chaque samedi depuis 95 ba tey dakkul chaque samedi kenn day aye tour ko aye tour nag 95 ba tey musul dakk. ñaata membre ngeen. waaw membre yi tey mënu ma ko xayma dafa bari mais ëpp nañ ay 200 jëm kaw. képp kuy imam oustaz daal ñëpp a ngi ci biir. alhamdulilah rabbil alamin te ñëpp ay jeunes lañ. loolu nag moo si ëpp solo tey boo xoolee Tongoor tey ba Laayeen ba Apex yi tey jàkk boo dugg li fa gis membre Jami. d'accord su bokkul ci imam yi jiite ci jàkk ja dina bokk ci ñiy jiite jumaa yi tey imam boo demee ci jumaa yëpp tey ñu ci bëri ñu fay jiite tey mën naa ko citer ay ndaw Jami ay membre Jami ñoom ñoo fa nekk. bu ko defee tey mag ñi tey tam ñoom lañ doy lool. tey mag ñi loo xamante ne attan nañu ko woon tey bu ñu ñëwee dañuy om membre Jami ñu yor ko ba ci association des imams et oulémas de Yoff tey membre Jami tey ñoo nekk ci bureau bi nekk ci kaw di ko piloté kon loolu tey mën nañu wax ne nit ñi duñ ko gis nii waaye lu am solo la ba ci conférence yi nga xamante ne mu la ñuy tënn ci dëkk bi tey membre Jami bu ko deful moo koy présider kon loolu defe naa ne jar na sant yàlla subhanahu wa taala. mais ndax dafa am ay tarixa spécial yu fa nekk wala pour tarixa yëpp la. macha allah loolu tam dafa am solo lool ndaxte yow jàmbaar nga te lii boo ko laajee dafay dimbali sax ñeneen ñi nga xamante ne xamuñu li Jami parce que ñu bëri dañ naan Jami ay ibaadu lañ fekk comprendre ñu Jami tey nu mu amee solo kon tey bu ñuy jaajëfal yow mi laaj question bi yow la ñuy gën a jaajëfal parce que ñi ñuy seetaan ci Yoff Mbollo tey parce que nekk na télé boo xam ne ñëpp a koy seetaan ba ci Apex yi fu ne tey bu ñu déggee lii dinañ gën a xam lan mooy Jami. Jami benn groupe la boo xam ne comme na ko suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy waxee at turux kulluha ila arrahmani muusilatun muslikatun ya jani nee na yoon yëpp ci yàlla la jëm parce que tey boo demee ci taarix yëpp lenn rek la ñuy wax laa ilaha illa allah tey boo demee ci Jami lu gën a yéeme da nga fay fekk tijaan fekk fi xaadir fekk fi murit
fekke fa laayeen fekke fa ibaadu te lépp lu ñuy def ñoo koy àndandoo def ko muy benn amul pëccuxoo amul xiiroo amul ŋaayoo ñëpp ànd nekk benn. amul tijaan bi amul laay bi mais majorité bi tijaan yi. majorité bi. parce que yéen ñëpp daanaka mën nañu wax ne ndax école bi ngeen jaar la wala tarixa bi ni mu mel ci Yoff la. waaw xam nga école bi sax dañ ko tuddee suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy rek. mais tey ñëpp fa jàngee. effectivement tijaan bi fa la jànge ba ci am na ci doomu sëriñ yi nga xamante ne ñoo nekk fii doomu sang yi. am na si ñoo xam ne sax man jàngal naa leen. dëgg la ku mel ne doomu sang bi sëriñ Bas. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yokk ko gën a wér. am na doom boo xam ne yoroon nak CP1. mooy wane ne foofu ñëpp fa jànge ibaadu yeeg yëpp tey boo ñëwee jami sax doo xàmmee ni kii ibaadu la mais kii tijaan la mais tey bu ñuy tuur tey ba laayeen xewle tey dañuy tuur boobu du am dañ naan tey appel la duñu tuur wala ñuy tuur ba Tiwaawan jot taseeg samedi ñu ne tey amul tuur dañuy dem Tiwaawan wala mu taseeg li nga xamante ne mooy màggal ñu ne dañuy dem màggal wala boog suñu demul dañuy jël ku mel ni maam Borom Tuubaa waxtaan si moom wala ñu jël ku mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick Sy waxtaan ci moom bu fekkee laayeen tam ñu def noonu ba pare ñëw ziyaar si. mais seen tuur yi du am ay lekk du am ay defante da ngeen di toog waxtaan rek. waaw dañuy toog waxtaan diine. d'accord dañuy toog di waxtaan diine waaye ku mu neex nga togg ginaar ku mu neex nga togg laax ku mu neex nga togg la neex. waaye li ci ëpp solo daal ay tàngal la ñuy joxe 5 heures lay commencé. ñu jël benn thème waxtaan si. ba timis ñu julli ci kër googu ñaanalante daal di yeeweeku ku nekk ñibbi. d'accord loolu depuis 95 ba tey dakkul alhamdulilah rabbil alamin. d'accord ñuy jëm si lii tax ñu toog fi tey ji muy seen semaine culturelle. naka lay demee ak lan moo waral semaine culturelle bi. semaine culturelle bi tam parce que boo xoolee nee naa la jami 1995 lañ ko fondé mais séminaire yi mi ngi commencé am depuis 2001. ren mooy 19e édition bi. parce que tam dañoo toog ba si yàgg ne waa ñun tam war nañ ci yokk séminaire. parce que chaque jour di jël ab samedi rek boo xam ne ci ñun rek lay yem parce que samedi boobu ko ay rek mooy yëg ne waa jami rek ñoo fay nekk mais tey bu ñu defee séminaire def appel woote dem ci quartier yëpp jox leen ay enveloppe pour ñu ñëw dinañ gën a xam lan mooy jami loolu nag ci lañ jaaree commencé séminaire yi ba tey itam dakkul alhamdulilah lépp lu ñuy def bu ñu ko commencé ba tey loolu du dakk te loolu semaine culturelle bi naka lay demee xam nga fii semaine culturelle dañ daan wax ne. xam nga weekend lay doon. vendredi lii mooy am samedi lii dimanche yi mais yéen seen bos naka lay demee. waaw ñun suñu semaine culturelle jeudi lay tàmbali jëm dimanche. d'accord ren nekk 19e édition bi day tàmbalee le 5 septembre. ba le 8 septembre mu jeex. d'accord lan mooy seen ay programme. waaw semaine culturelle bi am na programme loolu moo tax sax mu indaale ko. gën koo faram fàcce pour nit ñi gën koo xam. d'accord bis bu nekk tey am na loo xam ne dañ ko ciy def bu ñu commencé jeudi le 5 septembre 2019 foofu 16h pile la ñuy commencé 16h nag cérémonie d'ouverture mooy am cérémonie d'ouverture bi nag ñu ngi ko gën a xamee ci ay exposition photo te photo yi da ngay gis ay photo yu yàgg-yàgg man mi boo ñëwee di nga fa fekk sama photo ba ma nekkee xale di ñëw jami. sama beneen morom boo xam ne moo mag ba mu nekkee xale di ñëw jami ba ñuy commencé jàng noddu ñii di jàngi ñu taf ko ku ñëw rek xam ne diw moo nekk nii xoola tey nu mu avancé ak fu ñu daan defee ay tour fu ñu daan defee programme yëpp boo demee photo yi di nga ko fa fekk waaye ci jeudi boobu ba tey bu ñu ñëwee ci 5 heures pile première conférence ñu ngi koy amal ci jeudi boobu parce que jour yëpp dafay am conférence léegi nag conférence yi li ci gën a yéeme sax ñi koy def ñoom ñëpp ñu ci ëpp bokk jami lañ bokk parce que yàlla dafa dogal du ñu génn fenn ci biti di wàll yaan boroom xam-xam parce que ñun ñëpp tey dañoo jàng te suñuy ustaas ñoo ñuy jàngal man mii di wax am na ustaas boo xam ne moo jàngal fii ci Laayeen di sama ustaas di sama sëriñ di ustaas Ousmane Silla daanaka bokk naa ci ñi nga xamante ni daanaka moo ñu formé formation bu dëgër mag samay morom kon moom itam dañ koy nuyu di ko ziar kon conférence bu njëkk bi imam Assane Seck bu teefee moom moo koy def te mi ngi waxtaanee l'importance du temps dans la vie du musulman njariñu waxtu ak waxtu nu mu amee solo ci dundu jullit rawatina doomu aadama
loolu alxames boobu lay am Oustaz Assane Seck moo koy waxtaane incha allahu rabbi moom itam ci biir kuréel boobu la bokk yàgg ci lool tam bu demee ba ci guddi ga jeudi ci guddi dañuy def exposition de film yonent yu bari fa lañ koy seetaane yonent yàlla Yuusuf fan lay amee. ci cinéma bu Yoff boobu ancien cinéma bi Ngalla Papa Ngalla Thiom D'accord. foofu la mës a nekk mësuñu fa jóge parce que dañ ne comme que ñun ñëpp ñu bëri école arabe lañu génne foofu na nekk cosaan ba dañ ko defee foofu léegi ci timis bi nag dañuy def génie en herbe parce que yàlla tam dafa dogal membre jami yi suñu doom yi suñu jarbaat yi ñi dañoo jàng français ñi jàng arabe ñi jàng anglais dañ leen di tàggat ci timis googu jëm geewee di leen defal génie en herbe bu ko defee ñoom am nañu si am bac am ñu am BFEM parce que boo jàngul sax duñ bëgg nga bokk ci association bi guddi gi nag ñu def projection de film loolu mooy am ci jeudi bi le 5 septembre léegi bu ñu ñëwee ci vendredi le 6 septembre 2019 foofu tam mise en place bi 16h30 la mais 17h pile conférence la ñuy am foofu conférence boo xam ne itam dañuy toog waxtaan suñu biir ne thème mu santé la mais nañ fexe indi thème boo xam ne thème mu jamono la ñu indi si thème bu ñuy wax AVC cause et conséquences maa ngi jégal nag su fekkee ne français bi damm la parce que arabisant buy wax la waaw tabarakallahu kon bu ko defee nag AVC cause et conséquences lañ ciy waxtaanee parce que ñëpp gis nañ ni AVC bari na ci dëkk bi léegi instant bi moom. bari na lool ñu toog tëju waxtaan ci ne nañ indi thème bi kul xool lan moo koy indi lan mooy jeexital yi ak lan mooy signes yi ñu toog tam ne bu ñu génn ci biti di indi benn docteur nañ xool ci docteur yi fi nekk ñu seppi si docteur Ngalla Samb dëkk Yoff Mbengeen di doom suñu baay suñu mag Modou Fall Samb ca wax yàlla na yàlla yërëm ko bu ko defee moom moo ñu defal waxtaan boobu incha allahu bu ko defee nag bis bu nekk dafa am kuñ ko darajalee mais bis boobu nga xamante ne mooy aljuma ga ñu ngi ko darajalee kat ki nga xamante ni moom mooy docteur Ismaïla Thioye parce que tam bis bu mel nii doo ko tuddee keneen ku dul docteur yi effectivement. docteur Ismaïla Thioye lañ ko darajalee ak docteur Pape Thiaw nga paru xam nga ko bu baax bu ko defee ñoom lañ darajalee bis boobu incha allahu mooy bisu aljuma boobu jeudi ba dama ko tëb moom lañ darajalee ki nga xamante ne kenn la ci imam Oustaz Assane Seck nga xamante ne yàgg na jàppale waa Yoff di leen jàppale mooy Tayru Sarr iso lañ ko darajalee kon bu ko defee nag ci guddi ga mooy aljuma gi ci guddi ga amaat nañ tam génie en herbe ak projection de film jël beneen yonent daal di ko teg pour ndaw ñi xam yonent yi seen i jaaruwaay bu ñëwee ci samedi bi le 7 septembre 2019 9h pile am nañ consultation médicale gratuite ci suba gi loolu nag dañ ciy oo waa Yoff gi yëpp parce que yàlla dafa dogal consultation boobu dañuy am ay garab parce que ñun du ñu def rek oo nit ñi te duñ leen consulter duñ leen jox garab ñun dañuy am ay garab ba pare doog a taxawal loolu bu ko defee dañ ciy gërëm waa PNA nga xamante ne suñu mag suñu goro El Hadji Guèye moon ciy jàppale bu baax a baax yal na yàlla Malick Ndoye yal na yàlla jàppale ko bu ko defee bis boobu consultation bi 9h école arabe lay amee foofu la mës a amee fa lañ koy defee kon ñu ngi ci oo waa Yoff yëpp képp koo xam ne am na problème maanaam xoolaat sa yaram général médecin général am na fa dentiste am na fa ophtalmologue am na fa maanaam xale itam ñu leen fay seet te kuñ seet nag nañ la jox garab rajo bi nga xamante ne day xool poumon yi ndax am na feebar wala déet dana ñëw képp koo xam ne nag dañ lay bindal garab pare topp la yóbbu la fa nga xamante ne su fekkee amu fi fen ko war a defee kon loolu Ndeye Khady Sy mi nga xamante ni moo ko amee mi ngi si oo ñëpp bu ko defee nag buñ demee ba ci ngoon gi amaat nañ conférence mooy samedi bi conférence boo xamante ni ñu ngi ciy waxtaan inconvénients yi nga xamante ni ak divergence yi am ci jullit ñi parce que gis nañ ni jullit ñu bëri tey adduna bi daf leen këf ñi ngi xiiroo di ŋaayoo ñii di rayante fu nekk dëkk arab yi ngay dégg wala dëkk Afrique yi ñuy rayante ci kii lii la gëm kii salafiste la kii ibaadu la kii tijaan la kii murit la ñu ne mais nañ ci waxtaan bu ko defee buñ ci waxtaanee mën nañ ci am solution ñu wut ci ñaar ñoo xamante ne ci jamaa bi lañ bokk ci kii bi
mooy oustaz Moussa Sène dëkk Ngaparu ak oustaz Ibrahima Ndiaye ñoom ñaar ñooy waxtaan thème boobu incha allahu rabbi. bu ko defee nag bis boobu tam dafa am kuñ ko darajalee koo xam ne kenn la si jamaa bi koo xam ne daf ñu yàgg dimbali muy suñu papa Ngalla Mbeng kon dañ fay jaaraat tam di ko nuyuwaat waaye itam di ko jaalaat suñu maam yaay Issa Diagne yal na yàlla yokk ay leeram moom lañ tuddee bis boobu. mais ci guddi ga du am film ci guddi ga dafa am lu ñuy wax podium islamique loolu nag jami ñoo ko créé parce que daan nañ dégg podium ci beneen façon xam boo déggee ñu ne imaam yi dem nañ podium da ngay tiit. da ngay defee ne musique la tax. da ngay defee ne musique la fekk ne macha allah suñu xale yi dañ leen tàggat suñu doom yi di leen jàngal bindu mag ñi ñu mokkal ko di leen jàngal anachid yi nga xamante ni dañuy way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu solu ba jekk di way yoo xam ne dafay dëppoog diine dana neex maanaam di nga kontaan te doo fa jëlee bàkkaar macha allah ku nekk da koy teewe bis boobu nag dafa màgg ci ñun guddi googu dafa màgg ci ñun daanaka day fees del cinéma bi day fees del foofu ngay xam ne nit ñi ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ñu sopp mag ñi lañ bis boobu nag dañ ko tuddee koo xam ne moom itam podium boobu nga baal ma bu bees la wala ren daan ngeen ko def wala ren rek ngeen koy commencé def incha allah. daanaka mi ngi bëgg a am 5 ans. d'accord moom yéex naa ñëw mais bañ ko defee première année bi mu neex ñëpp apprécier d'accord nga xam ne mag ñi dinañ ñëw seetaan kontaan ñibbi am tuyaaba si lañ ko continuer kooku nag dafa am koo xam ne dañ ko responsabilité ku ñuy wax maam Sini Ndiaye moom lañ dénk xale yi moo leen tàggat macha allah di góor ak jigéen macha allah. bu ko defee guddi googu dafa am koo xam ne tam moom lañ ko tuddee mu di papa Biram Ñing El Hadj Biram dafa yàgg jàppale jamaa yi boobu am ñu dara daf ñu yàgg jàppale yàgg ñu taxaw macha allah ñu ne ñun bu ñu dem di ko tuddee keneen nañ ko tuddee loolu moo tax ñu jox ko guddi googu macha allah seeti nañ ko ba mu joxee accord am bu ko defee nag dimanche ci la ñuy tëj le 8 septembre 2019 7 heures pile dañuy def randonnée imam yëpp dañuy ñëw boo ñëwee amul indi dara amul soli sabadoor ñëpp sol ay t-shirt ñoom imam Papa Ndiaye imam ratib dañuy ñëw pour wane ne ñu ñëpp benn lañ jeune imam yeeg suñu papa yeeg ñëppay ñëw ak suñu yaay yi ñu bëri suñu doom yi suñu njarbaat yi ñu àndandoo wër dëkk bi def 5 kilomètres daal di ñëwaat ñu ngi déparé école arabe El Hadj Malick Sy fa la ñuy déparé dana def tam bal au peñe soxna yi nañ ko fa def 100 mètres dina fa am waaxu dana fa am et cetera léegi nag ñu ngi koy tëjee sportif dafay am waaw mais buñ ñibbisee nag ci biir cinéma bi foofu ci biir tente bi ci la ñuy defee yooyu bu ko defee soxna yi mën ko fekke waale léegi nag ñuy tëjee activités yi benn conférence boo xam ne itam day wax ci l'origine de l'islam au Sénégal maanaam cosaanu l'islam ci Sénégal ak mag ñi nu ñu def ba l'islam sampu ci Sénégal ñu ne comme que léegi waxtaan yëpp waa Yoof ñoom ñoo ci nekk léegi nañ jël kenn ci biti indi ko ñu jël benn oustaz boo xam ne itam xew na ci jamono mooy oustaz Alioune Badara Ndaw nga xamante ne ñu bëri xam nañ histoire am amoon na fi jafe-jafe ba ñu tëj ko ba génnewaat ko ne kii de deful dara loolu moo tax sax ñu gën koo ñeme pour jël ko macha allah te thème bu mel nii daf koo jekk lool. kon loolu daal la ñuy def ñu tëjee ko remise des trophées ak cérémonie clôture suñu xale yi nga xamante ni dañoo góorgóorlu ren am BFEM ñi am bac ak ñi nga xamante ni dañu jàppale ñu honoré leen kon bis boobu dimanche bi moom à chaque fois dañ koy jagleel monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ndaxte wax dëgg yàlla moom itam dafa yàgg jàppale association bi lu baree bari la ñuy defal daanaka t-shirt yi ñuy sol ak yu bëree tey moom moo ñu koy jox kon fa tabarakallahu daal moom ak El Hadj Biram macha allah daal yàlla na yàlla gën leen taxaw yàlla gën leen jàppale kon daal lii daal mooy activité yi nga xamante ni mooy programme bi. noonu la demee incha allah le 5 le 6 le 7 ak le 8. le 8 incha allah incha allah da ko ñëpp waajal comme ni ko oustaz waxee ñëpp ñi ngi ci biir mag ak ndaw. te yaakaar naa wax na fi ay activités yoo xamante ni dinañu arrangé ñun ñëpp même ku mu arrangé wul sax jàngat la ci diine
dégg ngeen ak activités yi nga xamante ne yëpp moo ci am incha allah. bu ñu jógee foofu imam dama lay laaj pourquoi. defu leen yeneen activités ngeen basé wu rek ci semaine culturelle bi chaque année ngeen koy def. waaw dañ gis na tam semaine culturelle bi am na lu bëri loo xam ne mu ngi koy apporter dëkk bi ndaxte boo xoolee durant mu commencé ba léegi jeudi yi am na xale yoo xam ne sax bokkuñu jami dañuy fanaan foofu am ñoo xam ne seen chaise yi ñu toog dañ fay tëdd pour bañ ko jël timis rek xam nga boo xoolee film arabe yi mu ngi commencé ci après geewe léegi ñu gis ne xale yu bëri tey bu ñu ñëwee ak seen yaay yi dañuy ànd teel a ñëw toog ci chaise yi jëm du ñu reere sax di xaar film arabe yi mais ñu toog bu si biir ñu ne ñun séminaire bi am na doole nañ ko bañ a bàyyi dem nañ ba toog sax ne kon lii dafa metti parce que tey bu ñu ci amoon 5 millions sax lépp dañ koy génne waat ci dëkk bi lépp du ñu denc dara lépp dañ koy financé waat parce que li may wax macha allah télé bi xam na ko njoon xam na ko siyaas xam na ko parce que ñun noonu la ñuy liggéeyee ñoom itam ñu siy jàpp bu baax a baax a baax a baax loolu moo tax léegi ñu bëgg moom gën a siiw mais gis nañ daal am na njëriñ ci dëkk bi te nit ñi sax dañuy laaj kañ lay jot ñu ne léegi nañ yemandi si activité bi rek mooy tour yi ak li nga xam ne mooy semaine culturelle yi parce que ñu bëri tey ñu ngi siy gis seen bopp loolu daal moo tax mais bépp actualité boo xam ne dëkk bi mu ngi koy def daf ñu siy woo tey boo xoolee groupe WhatsApp yi nekk Yoff ñu si bëri ku mel ne waa Pencum Yoff wala beneen groupe bu ñuy def tey activité pour moo xam dañuy raxas dëkk bi wala xam dañuy menace wala xam dañuy bale dañuy oo jami parce que dañuy xool ne ay jeunes ñoo fa nekk tey ñu bëri ay imam lañ mais ñu modeste lañ dañuy oo ñun tam ñu tuur suñu ñàkk foofu activité dëkk bi yëpp dañ ciy bokk macha allah. d'accord mënoo fay toog ba jóg te du mën a laaj ci école arabe bi nga xamante ne mi ngi nekk en construction instant bi nii. lan lu ndaw rek ngeen ci mën a wax. waaw yow jàmbaar nga parce que vraiment li ngay laaj daf ñuy dimbali te ñun bu ñu ñëwoon rek tontu ko du saf mais boo ko laajee ñu tontu ci lay gën a am njariñ mooy wane na yow sax yitteel na la parce que Yoff nga dëkk école arabe bi ñu ñëpp fa lañ jàngee man ak samay moroom ak suñu mag ñeeg ba ñu ñuy jàngal sax école bii lañ génnee loolu moo tax tey Yoff ba mu daj borom xam-xam sax borom xam-xam lu mu aay boo ko invité Yoff pour mu def conférence day am problème parce que day xam ne ñu muy fekk si ñu am xam-xam lañ ci côté bépp mais loolu sag boobu fan la génnee mooy école arabe tey su fekkee ne école arabe dañ koy defaraat tey ñëpp ci war a jàpp ñu teg lépp loo xamante ni dafay indi sax ay coow wala ay wax ñu teg ko fële ngir sagal école arabe bi nga xamante ne ñun ñëpp daf ñu sagal te maa ngi wax ne képp koo xam ne def na ci sa dërëm wallahi doo ko rëccu parce que jàng nga fi boo fa jàngul sa doom jàng na fi boo fa jàngul sa jarbaat jàng na fi te képp kuy jiite ci dëkk bi di fi defi conférence école bii la jóge kon tey su fekkee moo xew ci jamono ñëpp war nañ cee jàpp kon soxna si man dama lay gën a félicité waat di lancé waat appel képp koo xam ne autorité la bokk ci dëkk bi képp ku yàlla may dara la même boo fa mësee jaar sax am benn sàkku ciment na nga ko yóbbu école am na ñoo xam ne chaque jour ñu ngi fa toog di xaar kon maa ngi sant di la gërëm ba nga boolee loolu ci waxtaan bi macha allah. d'accord comme ni ngeen ko waxee ñun duñu tàyyee ci di ci wax école arabe bi ñëpp xam nañ ne ñun ñi xale yi nga xam ne ñoo mujjee juddu sax. defe nañ fa cours de vacances. kon lu ci waaye am rek. jarul ngay woote ci benn numéro boo demee ba foofu di nga fa fekk ay représentant teg nañ fa ay nit yoo xam ne ku ñëw rek yor sa don wala nga yor sa fukki dërëm yoo si bëgg a def rek mën nga ko def si école boobu ndax ñun ñëpp suñu intérêt ëllëg lay doon mais à part loolu imam tey bu ma la laajee ci temps ak jamono fi mu toll naka nga gisee taxawaayu imam yi ak ustaas yi fii ci Yoff waaw alhamdulilah rabbil alamin loolu mën naa ci wax parce que man ci laa bokk ci bureau bi laa bokk ndaxte maa ngi jiite si jàkk yi maa ngi jiite si jumaa yi tey imaam yi ñu ngi bay seen waar ci tool bi parce que tey dëkk bi gënoon na jaxasoo nii waaye ñoom taxaw nañ di leen waar seen mbir diine di leen waar ci kër yi jaxasoo yi di leen waar seen mbir àdduna macha allahu fu ñu leen woo tey xew-xew yu am yëpp ñu ngi fa tey imaam day génn këram delluwaat këram sax mën na am du yor dara waaye day xamante ni yàlla moo ko taklif loolu mooy yàlla moo ko toggalee mu am coono tey imaam yi tey commencé ci imaam ratib imaam Mouhamad Ndoye cegti président association des imams imaam Moustapha Samb ak mbooleem a imma yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi
vraiment daal kuy wax ci ñoom nga wax ci ñoom lu rafet wax ci ñoom lu baax ku leen mën a jàppale leen ndaxte seen taxawaay ci dëkk bi am na solo tey boo xoolee am nañ benn association boo xam ne mi ngi fi association boo xam ne commune bi yëpp ñoo ko bokk daanaka lu ëpp 40 jàkk tey ñu ngi adhéré ci association bi ñu ngi yëkkandoo di tegandoo tey aljuma bu jotee jàkk yi ngay gis nii yëpp ñoo yem benn xutba la ñuy waxtaanoo loolu lépp imaam yi ñu ngi koy liggéey kon vraiment ñooñu ku mel ne jan nañ sant jan nañ gërëm donte la ñoom rek nekkuñu fi tey ndombu tànk yaa ngi fi keneen a ngi fi keneen ak keneen a ngi fi ku nekk tey yaa ngi bay ci la yàlla dimbali parce que àdduna complémentarité la tey bu fekkoon imaam yi rek ñoo fi nekk mun na am dina am problème imaam yi dañuy soxla ci leneen ñeetam soxla imaam yi ñeele soxla ñi jàppalante rek moo fi am solo kon macha allahu rabbi macha allah. d'accord kon dégg ngeen bu fi ñëwee tey oustaz Jami moo ko fi tax a ñëw en tant que imam bi nga xamante ne moom la nekk mais imam dañuy dugg comme mën naa wax suñu deuxième partie. parce que am na nit yoo xamante ne ba ñu xamee ne yow yaay doon suñu invité tey am na ay questions yoo xamante ne dañ la ko bëgg a baaxee pour nga indi ñu si ay leeral. lu si mel ni dëkkuwaay yi léegi ak jamono ni mu tasee. tey jii mën nañ wax ne kër yi tas na dëkk bi doy na waar ba tax doo wax sax ne léegi naat na wala naatul doo sax xam tey suñu première question nekk lan nga ñu mën a firil ci diggante iñaanante doomu aadama nga am sa xarit wala moo xam sa nit xam nga mu di la iñaane yenn ba di la yàqal lu bari. jërëjëf loolu nag question bu am solo la parce que àdduna li ci gën a bon mooy iñaan ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafay lekk ay jëf yu baax comme safara nu muy lekkee mat moo tax benn waykat nee na yow mi nga xamante ne yaay yeew di ma iñaane woo ma de mais yàlla ngay iñaane parce que yàlla moo ma jox lii noonu la ko waxee ci arab tey boo gisee dëkk bi mel noonu iñaan moo koy faral di war ak dugg loo xam ne ci yoon newu ci loolu moo tax boo demee ci alquran am na fi yàlla da waxee wa min charri xaasidin ida xasada yonent bi salaa salaam na nga muslu ci aju iñaan jamono bu naree iñaan parce que iñaan lu mën a yàq ci doomu aadama dafa bari moo tax ñu ne ku iñaan mënu nekk sang da ngay gis sax ñaari wujj nekk ci kër di wujjanti iñaan ba kenn ki def moroomam loo xamante ni musiba la dégg nañ fi ay taalante taal sa wujj wala taal sa jëkkër wala taal nangam ki ñaan moo baaxul ci doomu aadama yonent bi salaa salaam daan toog ba si yàgg saa yeewoo ne yàlla maa ngi lay muslu ci iñaan yàlla musal ma ci ki ñaan mais su fekkee yonent bi salaa salaam moo doon muslu may wane ne garaaw na parce que kii iñaan ak ku muy iñaane kooku bëñam ak làmmiñam dafay am ñaw parce que ki ngay iñaane di ko reetaan fekk reetaan gi soxor moo ko lal dañuy wax ne bëñ weex na waaye direeto ko lal am na ñoo xamante ne mën nañ la iñaane di la reetaan fekk ki ñaan gi moo yàgg ci ñoom dafa rongé wu. mais instant bi nii imam dafa dem ba ci néegu sëy nga baal ma. da ngay gis kenn koo xamante ne dafay dund benn couple xam nga am benn entente bi ak jabaram macha allah. mu takk ko ci faratas yàlla sunna Muhammad sa ay xarit. ñëpp fekkee ko ci kanamu àdduna yëpp. ñu dem ba jëmmi jamono nga gis yow say xarit iñaane la sax sa jabar imaginel boo góor yi léegi. lu góor moomul. léegi daal pour wane ne adduna bi xam nga des fois dañuy wax ne jigéen rek yonent bi moo ko wax yonent bi nee na adduna bi yëpp medd la mu waxaat ne nit ñëpp alku nañ yonent bi moo ko wax nit ñëpp alku nañ ba mu des ñi nga xamante ne ñooy jëf mu ne ñuy jëf ñoom ñëpp alku nañ ba mu des ñi nga xamante ne ñooy sellal mu ne ñuy sellal sax di góorgóorlu ñu ngi ci danger bu mag parce que ku iñaan xoolal dikki boo iñaanee ki nga iñaani yow tànk liquidé woo ko doo am jàmm iñaan moo yóbbu ci nit ba mu jël paako jam moroomi nitam iñaan moo yóbbu ci nit mu am entreprise boo xamante ne bu am doole la bu baax la ñëpp di ko dégg ci àdduna mu dem si entreprise ba daal di fa wis saafara ki ñaan moo koy wan ki ñaan mooy dem ba gis jëkkër ak jabar yoo xam ne dañoo déggoo nga dem si sëriñ ne ko defal ma dara pour ñu tas nga dem wis ko ci kër ga mu am parce que yàlla dafay seetaan yàlla nag buy seetaan xam ne lii moo waroon am moo jàpp njàmburam mais kooku def loolu ëllëg yàlla mu ngi koy xaar parce que lépp loo mënti def lu mënti doon boo ko gisul si àdduna di nga koy gis fële te kuy iñaan nag moom fi nga koy gisee te booy jàng philosophie mën ci laa génne
dañ lay wax ne kuy iñaan à chaque fois foo ko fekk dafay jeex ñaar dafay am ay problème parce que xol bi foo ko fekk dafay tàng ñett feebar daf koy yomb parce que xol buy tàng feebar daf koy yomb moo tax kiñaan ku ko mën a maytu moo gën a bon ci gàkk yi kon daal kër yi bu tasee kiñaan ca la bokk entreprise yi bu tasee kiñaan ca la bokk jëkkër ak jabar tam bu ñu amee problème kiñaan ca la bokk te kiñaan boo ko doon tas da nga naan mun na moo tas adduna bi fa tabarakallahu fi mu nekk moom tas na adduna bi ñu jegewaat foofu ñu ñëw ci naafeq xam nga naafeq moom jikko la joo xam ne ku mu nekk ci yow rek mu yóbboo nga gas kan suul sa bopp mais yonent bi salaa salaam daf ko leeral dañ ko laaj lan mooy naafeq mu ne naafeq mooy koo xam ne su waxee rek du wax dëgg moom fu mu waxee moom nar na ñu ne ko ak ban mu ne naafeq mooy koo xamante ni boo ko dénkee dara mu wor la du la ko jox fekkee alal du la ko jox mu lekk ko boo ko dénkee liggéey mu wor la kooku mooy naafeq mu ne ak kan mu ne mooy koo xamante ne tey boo leen joxontee rendez-vous daf koy faussé te du la wax cause ba pourtant yàlla ku bañ naafeq yi la parce que yàlla yaa ngi wax loo xamante ni fii nit ñi dañ ko ñàkkal xorom jullit ñi la sax respecté kàddu googu loolu jullit ñi ñoo koy def parce que yow boo nee jullit laa nga fasanteeg sa mbokk kóllëre wala wax des fois sax day am moo tax arab ne as-sirr ida jaawaza isnayni fasha secret moom bu doxee ci ñaari nit siw na day gis sa xarit ne que man daal dafa am problème mais lii daal yow laa ci wóolu nga nëbbal ma ko kooku dem si beneen xaritam ne ko ba dëgg yàlla mu lay wax ne nag bu ko wax kenn dama ko nëbbal kooku ila axirihi loolu tam dafa bokk ci jikko naafeq bu ko defee nag yonent bi salaa salaam moo ñu ko jàngal rendez-vous ñu koy respecté bariwul dénkaane ñi ko respecté bariwul moo tax yàlla bu muy wax yonent bi salaa salaam dale ko naafeq yi dinañ ñëw si yow di waat naan la maa la bëgg fekk bëgguñu la de naafeq noonu lay def boo ñëwee day reetaan di la tàpp naan sa waay nu war a bëggee fekk ne ma ngay dee xol baa ngay tàng kooku tam naafeq la waaw bu ñëwee ci yonent bi salaa salaam nekk yow la ñuy àndal bu ñu demee ci biti ne kii de du dara moo tax naafeq moom tam lu dangereux la ci société la waaw jar na maytu daal macha allah. waaw bu ñu ñëwaatee foofu ba tey ñu ngi ci question yi nga xamante ne nit ñi ñoo ñu koy envoyé rek xale yi nga xamante ne ñi ngi nekk ci kër yu mag yi di sëy te yoruñu comportement bu baax. waaw loolu moom ñun mën nañ ci wax lu bari ndaxte comme que ay imam lañ mais chaque jour dañuy téléphoné nit dina ñëw suñu kër moo xam jëkkër la moo xam jabar di wax ci problème vie familiale mais da ngay toog ba si yàgg ne xanaa léegi problème yi ñëpp am problème da ngay romb ñaari nit nga leen di fan jëkkër ak jabar ñuy waxtaan ci mbedd mi di dem nga naan ñii de maa leen fan mais kenn ci ñoom bu ñëwee ba wax la lu muy dund ci keneen ki da nga naan bàyyi na àdduna te gis nga jigéen dafa war a sëy bu baax waaye góor tam dafay yërëm jigéen parce que yonent bi salaa salaam dafa waxoon ni man maa leen gën ci sama njaboot maa leen gën ci sama njaboot mooy maa leen gën ci samay jabar gën leen ci sama doom te ku gën ci yéen mooy ku gën ci jabaram gën ci njabootam parce que jigéen dañ koy suturaal yonent bi dafa wax ne ad-dunya kullaha mataa wa xayru mataa'iha al mar'atu saaliha mu ne adduna bi yëpp ay bagage la yu sophistiqué yu am doole waaye man sallallahu alayhi wa sallam bi ma ci gën a wóoru gën a baax mooy jigéen ju sell jigéen ju baax yonent bi waxaat ne képp ku teral jigéen yow yaay ku tedd waaye képp ku ayibal jigéen yow yaay ku bon te sëy dafa nekk loo xam ne sutura la hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna yàlla mën a yéen góor ñi yéen suturaal jigéen ñi itam di leen suturaal parce que amul sëy boo xamante ne neex na moo tax dafa am ñu doon takk soxna ñëw ci benn mag ñu ne ko dañ bëgg nga conseiller ñu ci soxna mag ñu ne leen takk jabar daal dafa mel ne nga am lem mooy bërigo lem def ay ginnaaw kër ci kawam ci kaw bërigo ba xam nga bu fekkee da nga koy utiliser ngeen baal ma nga koy lekk lan ngay njëkk a jot ginnaaw kër yi dafay metti boo demee ba si kanam jot lem ba mu neex te boo jotee lem bi da nga xam ne que démb jot nga lu naqari mooy sëy du neex chaque jour des fois sax problème day am ci jëkkër ak jabar mais nañu muñ nañ ko régler ci sutura loolu moo am solo. mais tam imam il faut nga xamal leen tamit ne leen jigéen ni muy sëyee noonu tamit la góor di sëyee ak tamit
ñu bàyyi leen ñu sëy tamit. parce que nga nekk si kër. yaakaar naa ne bu dee couple bi rek. gëwuma ñu gaaw a am problème. mais chaque jour seetlu naa bu amee seede maanaam bu amee beneen nit bu leen rax. il faut daal xaw ma ñëpp mooy ñëw xaw ma loolu lan la exactement. waaw xam nga benn tubaab day wax ne jigéen dañ ko war a yiir ba mu assainir environnement bu mu nekk intellectuellement et moralement. effectivement mooy jigéen doo ko bàyyi. am na si ñoo xam ne seen jëkkër ñooy seen problème te jigéen jox ko rek di ko jox muy lekk di ko jox muy naan baax na mais sutura bi tam moo ëpp solo parce que nu muy tooñee yow noonu ngay tooñee gis nga ñaare da ngay gis koo xamante ni chaque jour moo tax mag ñi benn mag dama ko wax démb ma nekk mag ñi daal duñu moroomu kenn mooy da ngay gis mag moo xam ne dafa jóge géej ñëw bay dugg kër néegu soxnaam xelmate ay dàllu góor mu demaat géej toog fa ba loolu jógee fa mën naa am sax ku fa dugg sax jarabaral wala nangam mais bëgguñu sax tuumaal seen soxna bu ñu xamee ne kooku dem na ñu ñëwaat toog jàpp seen ñàmbur mu nekk loolu de amatul te jigéen boo ko suturaawul du sotti yow jigéen tam boo yërëmul sa borom kër parce que dafa am ñaar yu am jigéen lu ñuy xool ci moom mooy na déggal borom këram waaye ku góor ki na yërëm jabaram parce que sëy ñaar la yàlla moo ko wax mawaddatan wa rahma cofeel la ak yërmande bu leen commencé cofeel mooy am amul kenn kuy takk jigéen ndax dama ko yërëm amul dama ko yërëm rek takk ko da nga koo bëgg mooy mbëggeel da nga ko gis rek bëgg ko nga takk ko yàlla mu ne boo ko takkee day dem ba ci yàgg ku jigéen ki changé nu mu rafetee woon maanaam xeesoon na jékki-jékki ñuulaay jàpp na ko parce que feebar na jékki-jékki ne rafetoon na ñaaw ñëw na parce que mi ngi màgget yàlla mu ne bul fàtti démb léegi mawadda mën naa am ba jeex na cofeel gi mi ngi wàcc mais yërmande gi moom bu fa nekkee rek day remplacer lépp lu mënti doon parce que yërmande gi moo ëpp sax doole cofeel ga di nga bëgg nit te doo ko yërëm mais boo ko bëggee yërëm ko macha allah boo ko yërëmee sax te bëggoo ko sax dafay am doole loolu tam lu jar a bàyyi xel la. ah waaye tamit yërëm tam te bëggoo ko tamit est-ce que loolu dina durer ci xale yi léegi yi nga xamante ne mën naa wax ne ay xale appartement lañu. waaw situation la toi et moi lañ. loolu ci nit ki lay doon sooratuñu goro sooratul ñu njëkkee. non xam nga loolu ci nit ki lay doon rek. d'accord parce que dañuy wax ne nit ku nekk xam na sa tissu. parce que yow su fekkee da nga ñëw gis jabar joo xam nga ne kii du sa jabar nga takk ko mais doo leen yàgg. mais xemmem mën na ci am comme niñ koy waxee. waaw xam nga xemmem dafay am te xemmem ki nga xemmem boo gisaatee keneen di nga xemmem gisaat keneen di nga xemmem parce que mënoo leen jeexal lakk mënu leen jeexal tey ba ma doon am na benn waxtaan boo doon def jàkk mbé ngeen di def sondage lu tax yonent bi forcé nañ takk ñaar ba ñett ba ñeent dafa am lu tax mooy jigéen ñi ñooñu ëpp. mais oustaz Namit xam nga loolu tamit ça ne se fait pas parce que pour xam nga man pour man boo yoree benn bu baax. bu mat lépp soxlawul keneen. waaw xam nga loolu sa wax la rek. xam nga li ngay wax ni waxi peut-être mën naa waxu góor la waxu kilifa la. waaw te waxu oustaz vraiment loolu la ñu yàlla santaane. waaw xam nga am na góor ñoo xamante ne kenn du leen wax loolu parce que déjà mataluñu bay ut leneen. waaw xam nga loolu yàlla dafa wax ne masna wa sulaasa wa rubaa wa in xiftum nag loolu laa lay firil yàlla mu ne takk leen parce que yàlla sax ñaar la commencé takk leen ñaar xam nga waxul benn bu doon benn gaa yam fa mais takk leen ñaar ba ñett ba ñeent waaye su fekkee da nga bokk ci cadre gaa yi ragal yi yàlla moo ko wax de moo tax loolu jën na suur boo bëkkee ci ragal gi doo ko firee ragal nii rek de ragal coow ragal dépense ragal fitna yàlla mën a yemal si kenn yow mën na goo yar ñaareel est-ce que xam nga ni am na ñoo xam ne benn jabar rek lañu war a yor am ñoo xam ne mën nañu am ñaari jabar am ñoo xam ne mën nañu am ñett am ñoo xam ne mën nañu am ñeent yow am na ñoo xam ne yoruñu dara pour ñu ndékki sax soxna si moo la jox ndékki kooku boo bëggee takkaat keneen te liggéeyoo dara nangu woo def dara am na ñoo xam ne sax kenn leen may jabar. ah waaye sama patron siyaas moom xam naa ne mën na yor ñaar ñett ba ñeent njoon moom xam naa ne benn rek lay yem loolu xam naa ko du ragal mais benn lay yem. ku mën a yor ñaar man yorol ñaar parce que yonent bi nee na damay puukare woo sama xeet yombal xiyaama loo leen gën a jur mu gën a bari waaye nag waxuñu jur boo xam ne juru kanaar xam nga ne jur rek di teg yomb na xar yi dañuy jur xaj yi dañuy jur bëy yi dañuy jur mais jur ay doom di teg naan yonent bi nee na ngeen jur parce que yombal xiyaama damay déedéet waxul lool de ni ngeen jur di yar la wax ni ngeen jur di yar xam nga des fois ñu ne njabootu kanaara tuumaal kanaara fekk xamuñu kanaara lu mu bëgg
exactement bu ñu ñëwee tamit ci planning familial boobu ngay wax. léegi dañoo gis ne xale yi bu ñu sëyee mun naaw sëyu contrat la ñuy def. dañuy sëy rek commencé def planning. waaw xam nga planning man bokkoon naa ci ñi nga xamante ni dañ ci doon def benn waxtaan mais planning ça dépend ci yow ni nga koy defee l'islam lu muy bañ mooy tahdiidu nasl mooy limitation l'islam mus si ànd limitation daal lay bañ nga ñëw ne man ñaari doom laay am pare naa ci daal di dog butitu njur ga l'islam àndu ci mais espace de naissance ànd na ci waaw loolu moom ànd na ci mooy nga ne daal naa fexe bay soriyal sama njur mais loolu lu baax la ci jigéen sant jigéen la jigéen tam doo ko yor rek noonu mu furi noonu doo ko toppatoo doo ko ndàngam mayoo ko jàmm loolu kenn waxu ko yonent bi daan na wax ne na ngeen fexe ba seen doom itam kii nàmp mën a noppalu ko ba keneen ñëw mais su fekkee kii dee nàmp keneen ñëwaat te kee àggalul loolu mën a indi ay feebar sax ci soxna si loolu moo tax ñuy wax ay nu mu tudd sax planning familial loolu pour limiter bi la ñuy bañ mais soriyel gi moom amul benn problème te soriyel gi sax warul ëpp toog ni 10 ans laay toogaat du ma am doom am na si ñoo xam ne ci lañ jaare feebar parce que planning tam am na ñu mu jig am na ñu mu jigul parce que jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam planning amoon na mais ci beneen façon lañ ko doon defee mooy yow góor booy sëkk ak sa soxna dem ba yëg na am na luy génn nga génne ko def ko ci suuf loolu ñoom daan nañ ko def yonent bi naan bu leen boo leen amoon lu gën lii ngeen def ko loolu ci la ñuy sukkandiku naan planning amoon na donte la jigéen dañ koy noppal waaye itam jur benn yoon tam mu jeex benn yoon baax na waaye dugg ci planning yoo xamante ne des fois da lay indil feebar tam am na fi nag am na fi ñoo xam ne dañu mujjee feebar ndax planning bu yàgg loolu dama baaxul am na yoo xam ne fa lañ jaaree sax mënatuñu am doom. d'accord waaw mënuñu jeexal tamit te duñu waxtaan ci jamono ji ni mu tëddee agression yi bari nañ gis nga Yoff léegi ni mu mel xeex yi kenn jubboowatul xol yi tàppeetul ban message ngay wax ci loolu. loolu tam am na solo parce que dëkk tam boo fa dëkkee da ko war a bàyyi xel yonent bi dafa waxoon ne koo xam ne yitteewul ci mbiru julli ñi bokkoo sama xeet waaye tam yow fi nga dëkk village bi nga dëkk su fekkee soxla la bokkoo ci village ba gis nga wax nga sànq ci wàllu éducation wàllu agression mais suñu jarbaat yi suñu doom yi suñu mag ñi tey ñu bëri ñu ngi ci biir naan sàngara si tey bari na drogue bi tey bari na te loolu lépp dafay muur xel parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon mais gis nga sàngara boo koy naan lu bari mais agression bu nekk mën nga ko def mu lay waxal ñetti mala booy naan sàngara ñetti mala yi da ngay duróog ñoom tey kii naan sàngara bu demee ba si kanam dafa am jëf muy jëf boo xam ne jëfu njàmbu jóob la xam nga njàmbu jóob benn picc mu rafet la te boo demee ci palais bi di nga ko gis muy doxantu noonu rafet waaw am na mu ñu koy wax ci français xaw ma picc boobu bëggul dara lu ko taq léegi gis kuy naan sàngara di jékki-jékki mel ne dafa am lu koy taq muy def nii fekk sàngara si mooy yéeg parce que yonent bi moo waxoon ummul xabaa'is ñaawteef yëpp sàngara mooy seen ndey mooy seen yaay sàngara si buy gën a yéeg nga yor jikko golo moo da ngay jékki-jékki di jéggi léegi gis benn pax moo xamante ne mi ngi fële sa àll ba nga def ne pax maa ngi ni sa tànk ngay jéggi ñu dem ba sa kanam nga def jikko gaynde dóore di saaga di jame ay dorog ak i sàngara baaxul te dëkk bi léegi loolu bari na fi ñu bëri ñu may wax affaire sax ngóor jigéen ci dëkk bi ne bari na fi lool. bari na fi tamit oustaz tamit ñu profité tax wax ci loolu. ngeen baal ñu tamit ci kàddu yi mooy góor ji bi ngeen yéeg lesbiennes yi fi nekk ci dëkk bi. waaw te ñu koy wax tamit. xam nga jigéen ak jigéen. coow yi bari na ba si ay yoon ngay gis ay yoonu gendarmerie du n'importe quoi. loolu tam ba démb rek ñu siy waxtaan. di ko mettitlu tey nu mu baree te ñu bëri yëguñu ko. tey lesbienne ñuy wax as-sihaq ci arab jigéen ak jigéen di sëy xam nga loolu ñàkk éducation bu baax la am na si ñoo xam ne xamuñu ko woon de mais ànd ak ay nit dem ba ci biir loolu yàq leen am na si ñoo xamante ne xaalis lañ leen di fay ñu gis xaalis rek yàq seen àdduna te tey amul benn waajur boo xam ne bëgg na dégg ñu ne sa doom lesbienne la wala boog homosexualité lay def loolu kenn bëggu ko tey bëri na si ay góor yoo xam ne ñu ngi fi ñoo xam ne peut-être xam nañ leen lu leen duut baaraam ci loolu daf lay metti lool te ñooñu xamoo leen woon sax ci lu nu mel mais réseau yi moo bari xaalis bi tuuru te xaalis boo xam ne liggéeyoo ko nga koy am dem ba ci biir nag dugg ci loo xam ne mënoo ci génn loolu doy na war
te loolu ñu ngi ko mën a jooytoo ci télévision yi mel nii nga xamante ni ñëpp a ngi koy seetaan loolu daal ku mu naqariwul daal doo gor imaam yaa ngi si waraate borom xam-xam yi ñu ngi ciy dox macha allah ñu ngi ñaan yàlla daal yooyu yëpp jóge fi incha allah. nañ fi ñëwaat ñu waxtaan ci yeneen débat. soob yàlla lan mooy sa dernier mot ak lan ngay tàggatoo. waaw dernier mot mooy maa ngi lay sant bu baax. di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën la dëgëral ndaxte question yi macha allah jaar na yoon waaye dañ ko soxla ci jamono parce que li nga laaj yëpp tey ñi ñuy seetaan soxla nañ ko rawatina au niveau de Yoff waaye di gërëm itam borom télé bi Siyaas ak suñu caméraman yi macha allah njoon ak képp koo xam ne tey mi ngi ci télé bi di leen ñaanal télé bi yàlla na àgg fu sore 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 képp koo xamante ni tey mu ngi koy safoo rek yàlla na yàlla def barke sa gémmin wala sa bët wala lépp looy ñaan yàlla gën leen yëkkati waaye du nuyu waat bu baax a baax waa Jami du nuyu président actuel di Moustapha Diouf Al Amir ak président d'honneur yi imam Ousmane Faye du nuyu itam bu baax a baax Amir Moussa Sène ak képp koo xam ne itam yaa ñuy déglu aji Aminte Silla mi nga xamante ne ñoo jiite jigéen ñi ak Maguette Haram ñoom ñëpp Adja Ngone Gueye bàyyiwuñu leen kenn ñoom ñëpp ñu leen nuyu doon wax seen kaddu waaye itam fa tabarakallahu du nuyu waat bu baax a baax ëtt maam li maamu nga xamante ne fii nga xamante ne tey fi lañ nekk tey ñu ngi seen pegg kon ñoom ñëpp ñu leen nuyu di ñaanal xalifa bi yàlla na yàlla gën a guddal fanam yàlla na yàlla wéral cëram mbooleem koo xamante ne ci maam li maamu la jóge rek yàlla na yàlla sàmm ko di nuyu sama xarit yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu ci télévision Mbooloo TV yàlla na yàlla sàmm leen sama yaay Adja Bint Samb yàlla na yàlla sàmm ko guddal fanam wéral cëram hada billahi tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme ni ngeen ko gisee rek ñu doon amal waxtaan ak ki nga xam ne mooy imam Ibrahima Bass macha allah lépp loo xamante ne waxtaanee ko fi rek mu nekk loo xamante ne njariñ la si ñun ñëpp ñoom ñuy waajal comme encore une fois seen semaine culturelle ñoom waa Jami le 5 le 6 le 7 septembre ak le 8 septembre incha allah fële ca cinéma en face école arabe comme ni ñu ko doon defee rek vraiment ñuy am contente bu baax ci di ko recevoir ci fii nii tey ndax xam nañ ne temps amul mais di la waxaat merci beaucoup di la sàkkuwaat si yow ñaan te di la ñaanal gudd fan ak wér yàlla yàggal sa taxawaay ñu remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan question yi ba tey rek tamit mu tontu si lu am solo yaakaar naa ne yéen ñi ñu joxoon question yi répondre na ko ba ni ngeen ko mën a déggee ko noonu macha allah di remercier Ndion Laye ak sama équipe technique yëpp merci beaucoup et à la prochaine